salaamaaleykum. Ok, maa ngi leen di nuyu. Bon, le temps gars yi ñëw ci kii bi live bi di wax rek ne maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. Waaw bon xam naa nag peut-être guddi na ci yenn localité yeeg yooyu ak décalage bi mais bon espérons que rek message yi dinañ jàll. def lu ñu mën mu jàll ah Mbaye Fall lay Mbaye Fall lay sax waa ji ci loo nekk Ousmane Pouy dama xaw a sëj nag gars yi tey or waa or noir yow or bi gañ na bleu la donc thème mu kii yu tey bi ça va porter sur comme ni ma ko titré ah pourquoi le Serigne Touba que je connais man que je connais laa wax de parce que pourquoi je dis que je connais parce que quand même def naa ay recherche ci sëñ Touba bi ñu nekk xale ba léegi ñoo ngi ñuy waxi sëñ Touba et puis def naa normalement sénégalais bu nekk devoir la ci yow nga jéem a xam kan mooy sëriñ Touba ba sénégalais nag quand je dis sénégalais c'est pas jullit bi kese non c'est chrétien même boo dee athée war nga jéem a xam kan mooy Serigne Touba vraiment war nga def ay recherche ci moom parce que comme ni ma ko yàgg a waxee moom combat wam c'était pas ay affaire de religion sax kese quoi xam nga bon moom c'est un religieux c'est un saint un religieux mais quand même combat wam c'est pas limité à la religion parce que bon tubaab bi mu ñëwee di ñu coloniser mais Afrique la ñëwoon pour coloniser n'est-ce pas dafa ñëw pour coloniser Afrique bon naa wax ci sëñ Touba naa wax ci Mame Maodo tamit parce que dafa am ay gars yi di dawal yoo xam ni man comprendre ma ko quoi xam nga di ko teg si nitu yàlla yooyu xam nga amiin wala di kii yoo xam après naa expliquer contradiction yi donc comme ni ma doon waxee ma ni bon sëñ Touba c'était un résistant la woon dafa résister nasaraan si nga xam ni dafa ñëw pour coloniser ñu lu tax pour ñu xamul après révolution industrielle lan moo am y a eu surproduction maanaam seen usines yi après ay machinisme seen usines yi li muy produire xam nga léegi am na travail en chaîne li muy produire seen tubaab bi mënu ko consommer seen population yi mënuñu ko consommer te tamit dañuy produire soxla ay produits bruts transformé ay produits manufacturés mais des bruts yooyu itam si ñun lañ ko yaakaar en Afrique donc qu'est-ce qu'ils ont fait encore une fois ils sont tournés vers l'Afrique yónni ay mission ay exploration pour kii ñu xam nga pour n'est-ce pas am ay débouchés n'est-ce pas donc bi ñu yónnee mission yi après la ñu yónnee exploration yëpp pour xam suñu montagne ak suñu kii explorateurs yi après nag la ñu yónnee armée bi ñu yónnee armée bi nag y a eu des résistants yi nag ki ci def résistance pacifique c'est Cheikh Ahmadou Bamba donc il a résisté pour qui mais il a résisté d'abord pour tous les Sénégalais pour toute l'Afrique tout le continent africain képp kuy nit ku ñuul jëm na résister pour yow mais tamit au nom de li nga xam ne dëgg la mooy laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah il n'y a divinité qu'Allah et Mohammed est son prophète et son messager donc pour man Serigne Touba ñëpp a ko bokk mais xam nga nit ku siw ku nekk même yonent bi defal nañ ko nit ku siw ku nekk dañ lay créer ay légende yonent bi am na benn instant ñoom Imam Malik ñoo ko xeex dañu ñëw gars yi dañu def ay tour dafa am nit yoo xam dañ commencé dem ay tuuru jumaa yi dañu dem bu ñuy jullee ba pare ñëw jóg taxaw di waxal yonent bi am na yu bëri ñuy raconté ci yonent bi ci grand théâtre yeeg yoo xam ni foofu ci nit yooyu ñoo ko la jóge mooy légende yi ñuy créer di ko teg ci nit ñu baax ñi nitu yàlla yi te loolu depuis que adduna bi mu commencé ba tey loolu dafa mës a am dafa mel ni tey jii naturellement sax benn information boo ko joxee nii bon le temps muy def tour bi di ñëwaat ci yow day bu nekkee 1 centimètre la woon le temps muy def tour bi di ñëwaat ci yow dina nekkaat information 100 000 mètres comprendre nga tellement ku nekk day yokk right léegi nag dafa am discours yu bëri yoo xam ne dañ ko daan dégg daawuñu ko dégg ñun bi ñu nekkee xale xam nga man dama jóge si famille boo xam ni du si mbedd mi laa xamee sëñ Touba du ci mbedd bi
sama maam dafa dëkk ak sëñ Touba benn instant Omar Baba li ñi xam Grand Dakar ñi xam nañ ko quoi ñu la ngeen laaj mag ñi par rapport ak sirlu bi ko yàlla mayoon benn jour man ak Iba ñoo ngi romb Pa Thierno bi jàngale Grand Dakar man ak dëgg Iba ma dégg Pa Thierno di expliquer yenn pa Pël Fuuta yi doon kii foofu di expliquer loolu ok anyway ay whatever alors c'est pour dire que kooku il a vécu il y a beaucoup de choses nag yu mu raconté sama yaay ci sëñ Touba sa mère expliqué ma ko bon ñaar maam Cheikh Anta ak sëñ Touba ñaar ñu ñoom damay nekk xale ay histoire ñoom yonent yàlla Moussa yu yëpp bon bi ñu nekk xale dañu daan expliqué la ñu ko daan nettali mais ci biir loolu dafa am loo xam ne dafa ma ko retenir woon trop mooy sëñ Touba daawul laal xaalis ak loxoom riba amin riba quoi bu ñu ko joxal xaalis bant la daan jël loolu bi ma koy wax xale la bant la daan jël wallahi laa bi ma ko wax xale la sa mère moo ko doon nettali donc yàgg na y a plus de 35 ans de cela mu ne bant la daan jël séparer xaalis bi après jël leen li ne na ko taalibe bi tuur yi wala débarrassé wu ci donc man bu ma basé wu foofu mais dama naan autoroute Ila Touba mais sëñ Touba bu fi nekkoon du dox ci autoroute bi dama ni autoroute Ila Touba bu fi sëñ Touba nekkoon wallahi du dox ci autoroute bi bu nekkee man li ma xam ci moom mooy daawul tëdd ci suuf ci kaw lal bàyyi arxuraan ci suuf maanaam arxuraan ndax ormal bi mu daan ormal arxuraan daan jël arxuraan teg ko ci kaw lalam moom mu tëdd ci suuf n'est-ce pas léegi arxuraan boobu nag sëñ Touba yëkkati woon ci kaw lii la wax waaw waaw mu ne ñi nga xam ne dañu consommer intérêt jour jugement dernier xam nga xaw ma laa koy expliquer ci kii seen taxawaay l'essentiel mooy bon pour résumer kii bi seen taxawaay jour jugement dernier nañu xam ni ce sera aux côtés de Satan nu laa ko mën a expliquer résumé pour nga comprendre que sensu kii bi quoi sensu aaya bi n'est-ce pas alxuraan bi sëñ Touba doon teg ci kaw lal bi moom moo wax loolu waa léegi ñu waxante dëgg quoi est-ce que gars yi def nañu ay recherche ci autoroute Ila Touba nan lañ ko financé non ku nekk parce que ñoo ne ñëpp a ngi kontaan non léegi kay Touba Dakar en 20 minutes Macky Sall liggéey na ñi naan lii non sëñ Touba bu fi nekkoon du dox si autoroute bi parce que Touba bi yee financé autoroute bi te financement bi dafa am intérêt 2% xaw ma may sa mbay moo nga doon joxe information yi kàngam n'est-ce pas dafa am intérêt ci biir maanaam riba moo ngi ci autoroute Ila Touba daf ci am loo xam riba la ndax intérêt la est-ce que nit ñi xalaate nañu foofu donc pour dire que politiciens yi man murid yi que sa murid communauté murid man chaque fois dama naan référence lañu quoi ci benn affaire te daf mel benn instant ñoo ngi bàyyi politique yi di dugg foofu référence ngeen ci benn mbir mooy la solidarité murid li ngeen tabax yëpp biir Touba loxo kenn addiya gars yi entre ñoom dañu cotiser dañu war a tabax lépp li la gars yi réaliser Touba gars yi ñoo ko réaliser seen bopp sans loxo gouvernement dugg ci ba temps yi léegi nag Ablaye Wade bi mu ñëwee commencé nañ dugal seen loxo foofu commencé nañ dugal gis ngeen problème baa ngi nii léegi loolu la utal nañ la benn autoroute boo xam ni mais tubaab yee ko financé banque tubaab yi ñoo ko financé te lu bëri loo xam ni tubaab yi ñoom ci FMI banque mondiale ak ñoom seen union européenne ñoo di jox xaalis te ñooñu bu ñu la lebalee mais dafay am intérêt donc yooyu nañ ko def feneen mais bu ñu ko jëmale ci kii diine yi képp kuy woote diine mais loolu mooy yoon Tiwaawan nee nañ Macky Sall nag lim ñu defalal ren wallahi El Hadj Malick xaw ma ndax wax nañ leen am na benn jour ku ko seet si mu nekk ci toolam li ñu bi mu ko ndékki añ reer ba ci diw ñor bi nekkoon ci lekk bi diw ñor bi laa lépp ci moom la jóge pour dire lewaayu lekk bi yëpp ni mu lewee ko lépp moom moo ko produire
parce que tellement il voulait même pas dugg ci lenn loo xam ne lu ñuul dina ci taq wala benn riba lu mu contrôlé wul donc il a préféré di gis moom affaire production A ba Z. mais ñu ñëw tey jii këram ñu ne tabax nañ fa benn juma ku ko tabax ñu ne Macky Sall nan la ko financé ci tubaab yi la ko financé ah ci yeneen banque occidentale yi la ko ñoo ko jox financement bi lan la bu koy fay dafay fayale intérêt boobu lan mooy riba la tey ñu koy tabaxee suñu jumaa yi ba pare gars yi di fier naan Macky Sall liggéey nag politicien te du Macky politiciens yi sax laay wax de manière générale mais daf leen attention ci politiciens yi këru diine yi daf leen attention ci politiciens yi bu ñu duggee ci këru diine yi te instant bi am na yu bëri yoo xam ne dañ koy wax di ko kii naan sëñ Touba gars yi ay exagération mais l'essentiel kenn du ko wax nit ñi kenn du wax nit ñi l'essentiel dañu dem ba xool dañu toog benn instant comme temps yi li may dégg ñu ne Bamba moom réew mi ku nekk boo dee murit nga gis yow nga am ci preuve ok mën nga ko gëm kenn mënu la ko tere gëm comprendre nga mais ñaseen bi tamit bu ko neexee mu ne Baye Niass moom réew mi tegal la ay argument yoo xam donc dindi mën loo ko dara bu ñu paree Tiwaawan kii Tijaan bi rek Tiwaawan nee la non El Hadj Malick moom réew mi parce que bi sëñ Touba demee fële Gabon expliqué ay affaire am moom tamit parce que da ngay dégg lu nekk du léegi nag gis ngeen exemple dama gis remarque affaire rek ma gis temps ñu yónnee ma benn vidéo am ku ma doon waxal ci loolu mu yónnee ma benn vidéo ma gis ay chrétien taxaw ne non Jésus moom réew mi lan lañ ko mënal ki taxaw ne Jésus moom réew mi mais amin ñoo bokk réew mi donc da ngeen def attention ci yenn yi nga xam ne yenn njiit yi ñoo xam ne ñooy wax seen wax yooyu di ko dugal ci subconscient xale yi xam nga kan moom réew mi ah yaa ngeen surul Anfal loolu la yàlla wax gars yi dem guerre lañ dem de guerre saxaaba yi ñu dem guerre ñu joxe seen life maanaam am ñu ci dee ñu jox leen ñu am ci butin comme naan butin la ñu ama yàlla ne booy butin bi yéen moomu leen butin bi yàlla moo ko moom ak yéen itam ñoo moom butin bi loo xam ne ñoom dañ ci sacrifier seen life benn butin boo xam ni da comprendre nga yàlla ne moomu leen ko yàlla moo ko moom ak yéen itam mais yàlla mooy waxu malaak nag loo xam ne yéen suñu dërëm demu ci dañoo judd fekk fi suuf si fekk fi asamaan fekk fi garab yi fekk fi Sénégal nit taxaw naan nit boo waxee nag ñu la non waxewuñu sens boobu mais pourquoi wax yenn wax yi muy graaw mooy il faut ñu def attention ci nan la ko Iblis nar a exploité parce que ñii dañuy wax yu bëri naan non garaawul lii la ñu bëgg a wax non mais est-ce que yéen nga xalaat dans 50 ans wax jooju nan la ko Iblis di exploité ba seen doom suñuy sët déggee ko neneen ba commencé appliquer loolu ay ñoom yaaxu sak ñoom nasar ak ñoom wadd ñi njëkk a jaamu xërëm amin ñooñu ñu baax la ñu woon ñi peuple yi njëkk a jaamu xërëm du noonu la ni Iblis jaare donc il faut gars yi di xool wax yi ñuy wax dans 50 ans fii nañu waxan dëgg ku nekk da nga jàpp ne sa papa héros la sa papa dafa jullite fii ku nekk loolu nga jàpp da nga jàpp ne sa papa ñun ñëpp ñaan non paa bi mooy guerrier paa bi dafa jullite kurusam rek laa doon gis mais paa bi benn instant comme ñun la meloon il était jeune peut-être ñu am sax paa mais loolu doomu aadama la doomu aadama day taxaw naan suñu maam yi tamit loolu doomu aadama ba yàlla moo ñuy artu naan non peuple am dañoo ne da nga bàyyi da nga bëgg ñu topp la bàyyi suñu maam yi lañ fi bàyyi ku nekk di loolu lay wax non ba ci yonent yàlla Muhammad ku nekk sa peuple loolu la wax comprendre nga nit ki day ñëw ne la non sama papa nangam bu fekkee nag sa papa dafa ñëwoon moom leeralul yenn mbir yi mu ne diw moom réew mi mais attendez y a un problème xale bi bu juddoo ak ni mu doon fane papam te déjà bi mu amee ay xale dans son subconscient installé nga programme boobu dans son subconscient loolu du moom bu màggee loolu diviser Sénégalais ku nekk bu jëwee taxaw ne non man sama sëriñ moom réew mi après umma bi kañ la ñuy nekk benn umma bi kañ la ñuy nekk benn te loolu mooy objectif diine bi normalement mooy ñun ñëpp ñu nekk benn gis nga dafa am benn kii boo xam ni il faut ñu xoolaat ko quoi par rapport ak suñu nitu yàlla yi dama leen expliquer benn mbir bu amoon Omar Ben Khattab radiyallahu anhu dafa ñëw benn jour mooy Qadisiya bi ñu demee di guerre ak kii Perse yi ñu gañe leen ñu yónnee benn saxaaba pour mu dem informer amirul muminin Omar Ben Khattab pour wax ko ne am nañu victoire mais kooku dafa ñëw ne Omar
am nañu victoire yàlla may nañu victoire mais ci biir waxtaan bi mu ne Omar de foofu dama faa lire benn livre tawhid livre bu garaaw quoi livre boo xam ni non ñooñu parce que bul xool sabéens yeeg yooyu dañu am lu ñu gëmoon am na chrétiens yi gëm nañu yàlla tamit benn instant xam nga mu lire fa livre bu nice mu ñëw di ko wax Omar radiyallahu anhu daf ko wax rek Omar dóor ko xam nga Omar daan yor benn bant comme yonent yàlla Moussa ñëw dóor ko bant bi ci dënn ne ko xanaa da nga dof nan ngay liiree beneen livre alors que yàlla surtout Youssouf nee na li dàq ci nettali dafa verset 2 surtout Youssouf 2 ou 3 li dàq ci nettali ah moo ngi ci biir alxuraan bi nooy bàyyee leneen te jeexaloo alxuraan bi ba pare mu ne ko déglu baax nag fii moo important mu ne ko kaay ma wax la lan moo tax nation avant ñun lu tax ñu périr mu ne parce que dañoo négliger seen livre yàlla maanaam Torah beeg Bible bi ak Torah bi ñu topp livre écriture yi nga xam ne seen saint yi ñoom seen saint yi maanaam seen nitu yàlla yi xam nitu yàlla yëpp bind nañu parce que ndax seen bëgg yàlla cofeel bi ñu am ci yàlla mu ne ñu jël ñu topp li seen nitu yàlla yi bind ba distance entre ñoom ak livre yàlla bi nekk benn distance bu doy waar loolu leur causa de périr mu ne parce que dañoo négliger livre yàlla bi topp seen livre saint yi nga xam ni maanaam comme ñun Sénégal rek li suñu nitu yàlla yi bind xam nga ñu topp loolu ñu négliger le livre yàlla bi tey jii damay remarquer seet leen li ma leen di wax nii man li ma remarqué laay wax bu ñu waxee màggal ñaata yoon la ñuy tudd turu sëñ Touba est-ce que sëñ Touba bëgg na loolu ñaata yoon la ñuy wax sëñ Touba sëñ bi kay par rapport ak nombre de yoon yi ñuy wax yàlla dañuy wax sëñ Touba 1000 fois wax tudd yàlla 2 fois wala tudd yonent bi 1 fois ñu bëri loolu la ñuy def xool leen gàmmu yi tey gàmmu yi dañ naan anniversaire yonent bi la mais dañuy wax turu El Hadj Malick waaw Mam Maodo non Baye Niass kay ti you know what I'm saying yàlla 2 ou 3 fois lañ koy cité mais chaque fois alors que ñooñu nga xam ne ñoo commencé woon mbir yi ñoom nitu yàlla yooyu loolu du woon seen objectif mooy orienté nit yi si yàlla mais nit ñi au lieu ñu orienté mais non dañu jël ñoom di jéem a dugal seen bopp ci yeneen problème yoo xam ni mais après ça peut leur coûter très cher ëllëg nitu yàlla bu ñëw dafa ñëw pour yóbbu la ci yàlla pour wax la te ñoom dañoo liggéeyal seen bopp dañoo liggéeyal seen bopp d'abord ku ci ñëw da nga liggéeyal sa bopp parce que yàlla moo ne faysa jaate saaxati yow ma yafirul mar'u min axi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani imagine ku nekk gars yi ngay gis ñi gis seen doom yi daw nga gis nit gis yaayam ak papaam daw ñu gis ay doom ak kii daw leen ku nekk di daw sa morom sa doom xool ni nga bëggee sa doom nga gis ko di ko daw mu ne pourquoi parce que li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni mu ne parce que jour boobu ku nekk sa bopp ngay tal jour boobu ku nekk sa bakkan nga tal man waxuma yàlla moo wax léegi nag ku neex nga jël waxu yàlla nga teg ko fële nga jël waxu beneen nit nga teg ko ci kaw waxu yàlla ku mu neex fii kenn moomul kenn am nga droit wax lu la neex am nga droit gëm lu la neex ku nekk am nga droit gëm lu la neex mais nañu dem ci livre yàlla bi ñu xool lu yàlla wax nañ dem ci livre sëñ Touba ñu xool lu sëñ Touba wax nañ xool ci livre El Hadj Malick ñu xool lu mu wax ndax ñoom ñëpp jéemuñu juste orienté la ci yàlla ku mel ni Mam Maodo man dama la wax ak benn waay mu ne ma sam benn papa laa doon waxal maa ngi ko nuyu sama papa Fadel parce que arabisant la mais daf may wax ni Mam Maodo arabe bi mu déggoon arabama c'était tellement excellent c'était tellement académique que vraiment c'était impressionnant daal comprendre nga mais ci biir loolu malgré ni mu déggee arabe noonu xam nga li ma la wax mais tout ce qu'il a mis déjà même donn Mam Maodo daf ko bañ comme ni ñu defee xilaafa yi Sénégal naan kii bu paree doomam moo koy donn kii mais moom dafa rejeté loolu mais on n'en parle pas xam nga bon bien que nag bien sûr man Mame Abdou Dabakh man mooy sama kii quoi xam ni ma la wax man bon moom laa fekkee dund ak moom temps ñuy grève Mbaye Fall lay xam na moo ngi ci line bi comprendre nga bon bi ñu koy jox kii en 90 et tout da ngay gis xam nañ ni mu demee comprendre nga mais juste pour dire que ñoom ñëpp nitu yàlla yëpp li ñu mën ci seen jamono la ñu def li leen yàlla teg seen bagage comme bagage ci seen jamono la ñu def ñu dem seen yoon loolu dafa leer gis nga tey jii am na ñu bëri ñoo xam ni
duñu liggéey goruñu yettuñu jëmuñu def dara xam na la ñuy def di wax di créer Sëñ Touba ay légende di créer El Hadj Malick ay légende di créer Yonent bi ay légende c'est ça qui leur permet d'exister moo tax yéen ngeen naw leen moo tax ñoom ñu am opportunité pour nekk ci kanamu télé beeg rajo bi loolu ñoom dañu dem bay créer yu kenn xamul di wax yu di gën a réeral nit ñi dem leen nag boo leen gisee nga laaj leen lan lañ jàng mën naa am ñu mën a lire arabe et tout mais wax leen lan la ñu jàng comme gaayen boobu sànq gis ngeen ku mënul resté fa gaayenu Tunkara bi laa gis ngeen quoi waa ji mënul sax réciter Falaq ak Naas comprendre nga te pourtant dafa ñëw ngeen di kurusam mais ñaata ñoo mel noonu mais kooku benn jour day nekk benn pas bu nekkee mag mais fa lay dem jàngi day ruus a jàngi après day ruus a nekk mag naan damay jàng xam nga mais problème bi fépp la gis nga instant bi dama leen di wax raay am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu Sénégal ñu bëri dañu doon wax non yow ibaadu nga comprendre nga benn instant maa ngi ñëw benn groupe la gars yi ñenn yi waa ahlu sunna yi ne non Matar si ñun la bokk ahlu sunna la benn groupe WhatsApp comprendre nga non ñeneen ñi ñëw murid yi ñëw parce que gars yi dañoo am ay problème suufi yi tamit non Matar si ñun la bokk comprendre gars yi parce que benn instant pour luy andi loolu mooy on essaye wax dëgg bi quoi fu mu nekk mais dama dem ba gars yi ma doon wax ko ñu tafsir xam naa yaa ngi ree doon ma wahabit comprendre nga sama waay la daf may toj comprendre nga boobu man xaw ma luy wahabit comprendre nga mais damay dem ba ci biir ma commencé duggante ak yenn gaawu ahlu sunna yenn gars yi nag laa wax yenn gars yi ahlu sunna yi comprendre nga mais ñoom mais da ngay ñëw di créer ay Sëñ Tuubaa quoi ah wala taxawoo di ñoom parce que c'est ça qui leur permet d'exister boo gisee keroog ñoom ñëpp laa génnee sama groupe boobu noonu mais parce que daf si am ñoo xam ni comprendre ñu dara tey lu ñu dugg yàq ko am na ñu mel ni sama maître Diouf Mamor Mbacke ñoo njëkk a nekk ci sunna bi biir Sénégal mais doo leen dégg mukk yenn discours yi doo leen dégg ñu ciy dugg ñoo ngi def seen liggéey ñoom waa sàkku yiw lu ñuy def ay action dimbali ay pauvres xaw ma cent et quelques teen la ñu gas di def ay poste de santé dimbali Sénégalais yi mais ci biir loolu dafa am ñoo xam ci WhatsApp bi lañ nekk lan mooy seen liggéey mooy rek débat diingat débat yàqamti nañ créer Sëñ Touba yàqamti nañ créer El Hadj Malick yàqamti nañu mais nañu waxante dëgg ñooñu seen époque bi tubaab bi ñëwee comprendre nga bi tubaab bi ñëwee taxaw ñoom résister nañu au moins joxe sacrifier nañ dara ku mel ni Sëñ Touba il a sacrifié 32 ans de sa vie nga respecté ko ne serait-ce pour loolu léegi nag problème mu ay tawhiid ak yu demee noonu mais mën nga def daawa xamal sax noo koy defee au moins même booy def daawa mais bul ñëw chaque fois parce que gars yi au début da ngay ñëw mais après benn instant je me suis posé des questions ma ni mais gars yi man bëgguma mel ni ñoom aussi parce que damay ñëw teg sama dëgg mu collecte seen dëgg ñu ne man ñun ñoo ànd xam nga mais damay dem ba ci biir ma ni gars yi mais may gis ay nit yenn saa yi duñ bien sûr c'est pas tout le monde bien sûr na leer y a beaucoup de ñu baax comprendre ñu bëri ñoo xam ay nit yu baax ci waa ahlu sunna yi ñoo xam ne duñu tooñ kenn te wax dëgg yàlla dañoo yaru te wax dëgg yàlla dëgg rek la ñuy def te li ñuy wax yëpp dafa am dalil bu ñu lay tegal lu ñu la wax dañu teg dalil mais ci biir loolu daa am ay brebis galeuses yoo xam comme par exemple booy bu réew boobu ñëwoon bi sëñ kii génnee àdduna comment il s'appelle encore sëñ Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla yërëm bi muy génn àdduna ah benn boy ñëw ne moom il est de ahlu sunna mais ñëw taxaw di wax bu ñaaw jëmale ko affaire bi dem ba nar a affecté ñoom docteur Ahmed Lo et tout ah alors que ñooñu peut-être ils font le boulot qu'ils font ça n'a rien à voir avec eux donc pour dire que rek groupe boo ci dem foo dem y a des brebis galeuses foo ci dem boo demee ci murid yi am na ñoo xam wax yu doy waar yi ñuy wax ils n'ont rien compris jànguñu jonguñu te ñoo ëpp làmmiñ bu loo wax ñu indi la problème tijaan yi même chose foo dem ahlu sunna yi ñi naan ay ibaadu lañu ñu bëri tamit même chose am na si ñu bëri ñoo xam ne tamit ils n'ont rien compris mooy mouvement booy bees yi rek booy bees yi ñu si gën a bëri loolu la ñuy def duñu topp ñi nga xam ne ñoo jiitu ñi nga xam ne ci biir mais nañu topp ñun gars yu baax yi quoi xam nga nit ñi mën nañ débattre d'accord ma ak yow ñu débattre ma tegal la dalil yu leer parce que yàlla moom li mu wax du deñ yonent bi li mu wax du mës a deñ kenn mënu ko dindi mais nit ñi niñ koy exprimer mooy problème bi foofu la problème bi nekk pourquoi may wax li yëpp nii c'est juste pour que nit ñi xam ne instant bi guerre yi am entre Mouride Tidiane parce que pourquoi may wax loolu aussi ma koy gën a indi mooy damay gis affaire le 18 safar bi gars yi di ci xëccoo di ci xuloo surtout xale yi ñi les plus jeunes là
non Tidiane dañ ko bëgg a kii Ahmed Tidiane Chérif ah non non kii ne non non guerre commencé waat encore donc fépp foo taxaw dafa mel ni biir Sénégal mais gars yi dañu guerre seen biir fépp foo taxaw te ñoom ñëpp nañ ay jullit lañ ñoo bokk même race Fatiha bi ñuy resté ñoo bokk même naas bi ñuy resté falak bi ñuy resté lépp ñoo ko bokk mais pourquoi donc ñu war a nekk chaque fois rek di guerre suñu biir ah alors que ñi tax ñun ñuy wax ñoom ñoo saxaaba yi xool leen nuñ jubóowee woon saxaaba yi seen biir ah xool leen ñoom élagement ñoom sëñ Tuubaa ni ñu nekkee woon benn est-ce que ñun war nañu ñoom wane nañ fi dara wala benn saxaaba wane na fi ne ñun dañu war a féewaloo non mais amul parce que féewaloo bi la kan lay arrangé mooy ñiy tabax ay autoroute Ila Touba yi di ñu jéem a nax ñooñu lay arrangé parce que ci biir système bi dafa am ay franc-maçon yu dul jeex ñoom nag comme ni ma ko waxee il se cache dans la lumière tey dañu mën nañ nekk tijaan mën nañ nekk murit mën nañ nekk salaf mën nañ nekk lu nekk fépp la ñuy mbubboo fekk nag iblis la ñuy liggéeyal ñu ci gën a bëri si ñoom donc ñooñu journaux yi xoolal ñoom ñooy ñëw naan ah diw de Mamadou Soumaré de wax na benn affaire moom en tant que tijaan wax na benn affaire murit bi commencé moom tamit kii mais ñoom ñu meeg mooni bi ba pare gën ñu jaxase suñu biir gën ñu jaxase donc gars yi dañoo war a delloo suñu xel xam ni les petites querelles de borne fontaine là ça sert à rien l'ennemi commun c'est qui mooy ñoom ñooñu noonu système boobu kii Sonko doon lii leen Sonko doon wax naan leen le système boobu ñoom ñooy l'ennemi commun ñoom ñooy ennemi jullit yi démb ñoom ñoo xoolal te gars yi gis ngeen li doon jéem a li ñuy màggal tey ñuy màggal sëñ Tuubaa bi ñuy màggal tey ngeen defe ne colonisation boobu daf fi jóge tubaab boobu ngeen defe ne jóge na fi suñu institution yi nan lay fonctionner ah du selon ñoom li ñu bëgg mu fonctionner de selon la vision occidentale de la république ak de loolu yëpp tout ce qui gravite autour ah tey jii nan la ñuy juger ci suñu tribunal yan genre robe la ñuy sol ah lan lépp est-ce que du kii texte yi si ban làkk lañ ko bind ah donc ñoom li leen indi woon économiquement maanaam pour kii ay réalité économique yu ñu bëggoon satisfaire est-ce que changé est-ce que ñoom continuer wuñu suñu pétrole ñoom ñoo ko jël seen armée moo ngi suñu biir ñoo ngi ci ñu biir ñoom ñoo moom suñu président yi donc lan moo changé mais ce qui veut dire tout simplement guerre bi mosul jeex ne ñooñu dañoo wax guerre ba fuy leen yàlla yemal parce que ils sont pas éternels ñu dem ñun ñoo war a relever le défi jël flambeau bi mais bu fekkee ne ñun fu ñu war a jëlee flambeau bi dañu xëccoo dañu nekk di kii suñu biir ku nekk na sama sëriñ moo gën sa sëriñ ku ne mais daf ñuy diviser rek te yàlla ne benn xablu moo am benn kii yàlla moo am nañ ci jàpp léegi nag comme que léegi ñun ah am na loo xam ne ñoo ko bokk mooy alxuraanu yàlla bi ak ñëpp ay sunnit lañu ñëpp n'est-ce pas mais pourquoi pas ñu jiital alxuraanu yàlla bi ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que foofu ñun ñëpp a fa daje man bu fekkee ni man ba ma waxee man sama fi ma far bu ma ko jiitalee yow tamit fi nga far ah dañuy waxante dëgg gis nga temps da ngay gis gars yi dama leen wax raay da ngay gis gars yi ñu ñëw commencé ay tijaan dem di jàng xasaayit sëñ Tuubaa yi nga gis ay kii ni di kii mais gars loolu kañ la am loolu kañ la commencé parce que y a une menace salafiste comprendre nga loolu moo tax gars yi itam nañu waxante dëgg dañuy wax dëgg te yàlla tax bi ñu xamee ni y a une menace qui est là gars yi ñoo ngi gën a am doole gi gaaw ahlu sunna yi ñoo ngi am doole mais automatiquement gars yi commencé nañ sant que doo war nañ booloo nekk benn mais est-ce que yàlla moo tax est-ce que dañoo juboo te yàlla tax est-ce que dañoo juboo parce que sëñ Touba ak El Hadj Malick dañoo juboo woon parce que bu nekkee yàlla rek moo tax wallahi ku nekk di nga jàppee même le chrétien qui est au Sénégal di nga ko jàppee sa frère par rapport ak Sénégal nu mu war a fonctionner par rapport ak li ciy génne Sénégal yi même chrétien bi moo xamal la sax antu julli de ah mais même chrétien bi da nga ko war a jàpp par rapport ak Sénégal lii avancé loo Sénégal da nga ko war a jàpp comme ton frère parce que ñoo bokk réew mi mais chaque fois c'est des divisions chaque fois acte bu may def c'est pour xeex keneen kii non temps dama war a boole ak yow par alliance stratégique la nangam mais lan moo ci sincère sama gars yi y a rien de sincère dans l'histoire moo tax xooleen li am Sénégal instant bi ñun ñaan yi ñuy ñaan yëpp xoolal chaque jour gars yi ne boo demoon nañu gàmm ñaan nañu dem nañ màggal ñaan mais pourquoi du jàpp mais pourquoi gars yi ñaan ba bëgg a dee mais dëkk bi di gën a arrière mais pourquoi donc war nañ toogaat ñu xool suñu bopp ñu toogaat ñu xoolaat suñu bopp ñu ne ba la moo tax ñaan yi jàppul gars yi dañoo ñaan ba sonn mais du jàpp ñenn ñi rek la seen ñaan jàpp mooy ñoom Macky Sall bu nekkee dunia bi rek la ñuy xool bu nekkee dañoo jàpp ne dunia bi rek la xooluñu aaxira mais ñoom rek ñoom la seen ñaan jàpp
parce que ñoo ngi fi di jaar suñu kaw ñoo ngi fi di lekk suñu alal di def lu leen neex n'est-ce pas ah di ñu kii di jël di créer ay prostituées yu dul jeex di créer góor jigéen yu dul jeex xool leen temps yi affaire ay jinne may mun a xaw ma lan ci école yi ah xool leen lamb ji nu mu amee doole affaire shirk ah affaire lépp loo xam ne day yóbbu ni safara instant moo am doole biir Sénégal léegi nag ñu ne gars yi ñaan bi mais ana ñaan yi so war nañu arrière ñu xoolaat suñu bopp te xool tant que xol yi ànduñu wallahi la tant que xol yi nekk ñu benn ñun ñëpp ñu ànd ñu patriote même américain yi xool leen américain lu ñu feewale ku dal seen kaw ngay républicain ak démocrate ñëppay ànd xoolal 9/11 bi mu amee ñoom ñu doo xamante kan mooy république mais pourquoi ñun mënuñu mel noonu ah il faut ñu jiital loolu mooy gars yi at the end of the day l'essentiel mooy ñun ñu ànd nekk benn tant que nekkuñu benn bon bien que je parle en termes de majorité mooy doole bi ñi am doole ñu nekk benn quoi bien que loolu mënul ce sera une utopie et tout c'est clair ñëpp mënuñu ànd c'est clair mais nag majorité bi li gën a fës ma nekk ay nit yu nekk benn loolu moo ñu si mën a génne maa ngi wax ji nag xam naa du neex parce que man moom damay wax te sama diggante ak sama borom laa ci xool mën na am ñu ci mer wala affaire whatever mais damay wax loo xam ne gars ma taxawee suba sama kanamu bàmmeel sama kii du ma ci am problème man loolu laay xool xam nga donc amin loolu la woon daal donc di jégalu ñëpp te bu doon suñ sago ñun ñëpp ñu nekk ay gars nekk ay waay bu doon suñ sago même bu nekkee am na foo xam ne ànduñu si mu nekk ay débat yoo xam ni intellectuel la du mu nekk bañ a nekk ay saaga mu bañ a nekk ay parce que kii àndul ak man rek automatiquement daf ma bañ comprendre nga warul demee noonu ni mu war a demee mooy même bu nekkee ànduñu fenn bokkuñu point de vue nañ toog ñu use xel yi mu nekk ay débat d'idées gars yi ku nekk wax d'accord ma ak yow lu tax ok parce que alxuraan bi fii lii la wax non parce que borom xam-xam bi lii la wax parce que xadis bi lii la wax ok teg ko si table bi yow tamit nga indi léegi kan moo mën a organiser kan moo mën a Abiba moom mën a ñu décortiquer le message du xalif non c'est vrai que xalif yi moom dañu wax ñoom dañu wax ba sonn dañuy wax mais gars yi ñoo dul déglu aussi xam nga comprendre nga ñoom ñoo dul déglu loolu mooy problème bi xam nga pour la plupart amin bon bien que y a des brebis galeuses aussi yoo xam ne ñoom ils représentent ce qu'ils représentent n'est-ce pas bon l'essentiel daal man loolu laa bëggoon wax mooy Sénégal yi nañ nekk benn encore une fois nañu xoolaat li politiciens yi di indi ci këru diine yi xam nga nañu xoolaat niñ fa gars yi di indi na gars yi bu doon sama sago dañuy sax démarqué wu de ces politiques là bu doon sama sago parce que gars yi ils sont dangereux ah mën nañ dugal nit safara comme li ma lay war Ila Touba bi autoroute Ila Touba bi xoolaat leen ko jumaa yi gars yi tabax fële financement yi riba la sëñ Touba bëggul loolu comme li ma wax sëñ Touba du daawul laal xaalis ak loxoom c'est clair yéreem daawul am poche léegi nag ñu koy indil ay financement riba yoo xam tubaab yi ñoo ko financé gars yi dem leen ngeen def seen recherche fan la xaalis bi jógee ah fan la alal ji jógee tubaab yi ñooñu ko jox ba pare bu ñuy fay day am intérêt lan la yàlla wax ci loolu mooy riba donc loolu dam si ñëwaat pour que ñu bàyyi xel ci détails yu ndaw yi quoi ñu bañ fi nekk naan ay alhamdulilah non Macky Sall liggéey na léegi kay Touba Dakar affaire yooyu affaire bi doo affaire luxe nañu bàyyi matériel gis li ci génn Sénégalais yi kenn mënu ci teg loxo nañu bàyyi oto bu rafet bi affaire yoo xam ne chaque fois ñun bu ñuy bàqu rek day fekk benn mbir boo xam mën nañ ci teg loxo loo xam ne visible nii mais li ñu ciy génne dëggantaan ci biir xol yi la loolu c'est pas visible ay vibes la yoo xam ne mënoo ko gis ni ay mbir la yu deep yoo xam ni moom mais chaque fois gars te kaa leen ma wax leen ma terminer xadis bi dafa am benn xadis defe naa Abu Darda moo ko génne moo kii yoon xadis bi nee na fin du monde ah nit ñi jullit xam lu ñuy bàqoo ay jumaa yu rafet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na ay donc ñun duñu nañu xoolaat luxe par rapport à la fin du monde lan la wax ci bédouin désert mu ne koo xam ne maamam xoolal danaan sàmm ay nag ay sàmmkat ñuy ñëw di concours ku gën a kawe la étage du loolu la ñuy gis léegi ah léegi xool leen jumaa yi nu muy rafetee léegi à côté am ñuy deew a xiif à côté du jumaa ji am na ñuy deew a xiif du dëgg donc nañu def attention ci luxe bi liy luxe la moo tax nitu yàlla yi bëgguñu luxe ay ñoom rasulullah sallallahu alayhi wasallam génn nañu àdduna sans dara ñoom xabaab ñoom sëñ Tuubaa ak ñoom ñëpp amuñu woon dara nañu wax dëgg amul fi kenn ku fi bàyyi dërëm
mais ñun gars bu ñu nit pour ñu respecter ñu sax il faut nga wan ñu dërëm ñun pour ñu respecter la naa kii mooy doomu di wala kii am na xaalis ñu soog la respecter mais attends y a un problème ah y a un problème ma terminer ko Habib Bali mu wax rek point d'émergence sans éducation il n'y aura pas émergence tant que éducation qu'il faut mooy changer déjà le système le programme bi ñuy jàngale ci école yi xam nga booy wax chaque fois yenn affaire dafay ñëw quoi xam nga mooy mënuma comprendre dëkk boo xam 90% de musulmans 90% ñu lay jàngal Nietzsche nee na ñu lay jàngal Albert Camus nee na ñu lay jàngal diw ak diw nee na mais ba pare kenn du la wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam li mu wax kenn du ko jàngale ci école bi ah mel ni moom benn religieux la woon rek mais il était politicien il était chef de guerre rasulullah sallallahu alayhi wasallam il était lépp loo kii ci àdduna moom représenté na ko donc du cachet religieux mais nañu wax nit ñi kan mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah pourquoi kenn du ko jàngale ci école yi te 90% musulmans loolu xam na lay wone mooy xeex bi ñoom Sëñ Tuubaa doon xeex ñun dañ ko war a continuer mais xeex cette colonisation là ce néocolonialisme bi ñuy vivre dañ ko war a continuer di ko xeex il faut mu am rupture il faut ñu jëlee fi ñoom Macky Sall yi ñoom Abdou Diouf ak ñooñu xam nga même gang bi nga xam tubaab yi lañ fiy liggéeyal il faut ñooñu jóge fi il faut ñu jóge fi bu ñu fi jógewul y aura jamais rupture parce que loolu mooy daw képp mënoo wax gëm nga Sëñ Tuubaa te gain doo xeex tubaab ba nga xam mooy fi ba léegi il faut nga xeex tubaab bi il faut nga xeex ko tubaab boobu te mënee tubaab bi nag na leer de mooy almala laay wax mooy yàlla li mu naan yonent yàlla Moussa les notables de son peuple yonent yàlla Youssouf les notables yonent bu ci nekk dafa wax les notables chaque fois yonent yàlla Mohamed notables yi chaque fois loolu mooy lan mooy bu ñu leen waxee tubaab yi c'est pas parce que am na ñoo xam dañu fay jaar nekk ay raciste dañ fay waxuñu la benn kii lambda benn Jean-Jacques bi nga dëkkal en France non on parle pas de ces gens-là on parle du système de leadership du leadership ñoom Macron ñoom mooy système bi comme ñooñu la ñu wax mais waxuñu les France non tubaab lam non non loolu tamit il faut mu leer parce que am ñoo am nañu non tubaab jarul xaw ma lan non non am na ñu baax ci biir tubaab yi am na nit yu baax donc c'est un système comprendre nga Bamba Faye comme ni mu ko waxee système bi la loolu moo tax Ousmane Sonko keroog mu indi leen waxee système ma ne non résumé na lépp bi mu waxee système n'est-ce pas donc maa ngi jégul daal ku topp wax ji moom tellement problème yi dañoo bëri tellement lépp tamit dafa connecté xam nga bu ñu toppee wax ji duñ fi jóge maa ngi leen di nuyu sama gars yi waaw ñu dellu ci liggéey bi incha allah jërëjëf